ñi nga xamante ni yépp jamono bii ci biir réew mi ak si bitim réew ñoo ngi ñuy teewlu ci fi gën a sori ci biir Sénégal suma mbokk waa Caajaay yi waa Mbuur waa Thiès ba fa gën a sori ci Sénégal waa Matam waa Podor waa Ziguinchor suma dëkku xol waa Kanel waa Njum fa gën a sori waa Ourossogui ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu waa Thiès waa Kébémer waa Touba Mbacké waa Tivaouane waa Daka Médina Gounass Popenguine le clergé ñoo ngi leen di nuyu l'exercice de mon métier moom mi ñu permettre ci waxtu yu am solo yi dans la vie d'une nation mais aussi dans la vie des hommes et des femmes qui à un moment donné ont décidé de sacrifier leur confort personnel, sacrifier seeni week-end seen confort tout court ndax Sénégal moom moo ñu jaral loolu. Jàllale TV moom moo ëpp dayoo sunu jëmm yu ñàkk solo yi nos êtres périssables réew moom nag nga xam moo ñu defal lépp tey jamono bu nekk dañuy laaj lan lañ ko mën a delloo un tant soit peu donc vous comprendrez aisément que c'est avec beaucoup d'émotion la ñuy toog tey jàkkaarloog sénégalais yi sunu papa yi ak sunu yaay yi di leen wax ne am na foo xamante ni bu fa réew tolloo ku toog di seetaan lu xew su ëllëgee da ngaa bokk ci ñu tooñ te boroom xam-xam bi dafa waxoon ne ñi def ba yàq ñi xamut bi ñu defee ba yàq tooñuñu ñi tooñ mooy ñi nga xamante ni dañoo xam ba pare toog jàpp seen njàmbur di seetaan. Jàllale am na lu gën a yomb li ñu tànn tey ku nekk xam na ni réew mi di doxe ku nekk mën ngaa dem lijjanti sa bopp bu ngoon jotee nga dem toog jàpp sa njàmbur ak sa njaboot loolu moo gën a yomb tey tàmbalee gu ñu sax ngeen gis ñoo xamante ni jàpp nañu ne la leen yëkkati moo ñu yëkkati ñun muy intérêt personnel fekk na ñun romb nañ loolu fa ñu yare may gërëm bu baax suma papa ak suma yaay bi nga xam ñoo nii gunge ñu di fàttaliku bu baax suma maam bi nga xamante ni moo ma yar bu doon sunu njëriñu bopp rek kon du ñu toog fi tey di wax ak yéen ndax lii lu métti la incarner un leadership wala c'est à la limite épuisant mais Sénégal moom moo ëpp loolu. Jàllale TV. Le 31 juillet prochain Sénégal dafay dem ci élection yu am solo muy élection législative ñun dey màgg nañu xàmme nañu du Papa Djibril Fall rek nag moom moo toog di wax waaye ñu bëgg Sénégal ñoo ànd ak ñun ci mbir mi te yàlla xam na ne lu mu jaral ñi yàq dina jaral lu ñu toll ngir defar ndax réew mii rek la ñu am Sénégal la ñu jox sunuy guddi ak sunuy bëccëg Sénégal moo tax mënatuñoo nelaw ba yandoor Sénégal moom moo tax jamono bu nekk du ñu jóg mukk fu ñu nit woowee ñu bàyyi sunu yitte yi ñuy def yépp dem bokk ko ak ñoom fa gën a sori ci Sénégal tey mën nañ ñoo seedeel loolu mën nañ ñoo nangul loolu daray tappale wala daray njuuj njaaj taxuñoo jóg li ñu tax a jóg mooy dem dagaan baatu sénégalais yi ay candidat lañ Papa Djibril Fall candidat la ak ñi mu àndal ci élection législative yi nga xamante ni ci la ñu jëm le 31 juillet prochain incha allah. Jàllale TV. sunu jaar-jaar ak liggéey bi ñuy def sunu borom xéewale woon ñu ko muy journalisme may remercier bu baax journalistes yi fi nekk ak journalistes yi nekk ci biir Sénégal yépp
Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo doon wax ne journalistes yi dañoo am une mission prophétique waaw may waxtaan ak benn bés Serigne mooy prêcher la bonne parole. Les journalistes jouent dans ce pays un rôle extrêmement important pour accompagner le développement économique et social de ce pays. Moi, je n'accepterai jamais que cette belle corporation, qu'elle ne dit qu'on traîne dans la boue, parce que nous comprendre nañ responsabilité bogis, liberté bogis, responsabilité mon mot accompagné. Et pour la presse sénégalaise, nous la savons extrêmement responsable, extrêmement consciente et extrêmement consciente surtout des enjeux du moment. Permettre ma dox ci biir Sénégal ak ci bitim réew rencontrer sénégalais yu bari waxtaan ak sénégalais yu bari gis seen yitte ak seen bëgg-bëgg ak li nga xamanteni mom lañu bëggoon diko nësër dama wax ne boo génnee Sénégal dafa am ñaari sentiment yu lay animé boo demee ci dëkk yi nga xamanteni dañu avancé te ñun ñoo leen rawoon ñaari sentiment moo lay animé sentiment bu njëkk bi c'est un sentiment de fierté tout court en tant que humain nga gis doomu aadama réaliser de grandes choses nga xam ne doomu aadama fàttewul li nga xamante ni moom moo ko indi woon ci kaw suuf muy être le vicaire de Dieu sur terre. beneen bi sentiment bi c'est un sentiment de tristesse et d'amertume mais nga ne waaw ñun mais réew ma le ma jógee mais tamit ay doomu aadama comme ñii ma gis ñoom ñoo fa nekk waa lan moo tax mënuñoo góorgóorlu bàyyi naxante bi bàyyi luubal bi bàyyi yenn yi nga xamante ni yëpp amul solo bàyyi gaañante bi bàyyi rayante bi bàyyi xeexu politique bi nga xamante ni amul njëriñ ngir yëkkatiku ngir jël en charge les véritables enjeux de notre pays. sama candidature dafa am beneen nag niveau boo xamante ni moom la am réew mi ñu nekk juróom-ñett fukk yoo jël 80% yoo jël am seeni at moo ngi toll ci 20 et 25 ans 75% yoo jël seeni at moo ngi toll ci fanweeri at ak juróom. La moyenne d'âge aujourd'hui à l'Assemblée nationale tourne autour de 56 ans. Jallali TV. waaw ndaw ñi ngir yàlla nañ ñu bàyyi sunu baat jóg ci biir campagne électorale bi ñu wax li ñu bëgg ngir yàlla nañ ñu bàyyi Assemblée nationale qui est par excellence le lieu de la démocratie, de la représentation nationale. Mais si la frange la plus importante de notre société teewul ci Assemblée nationale, mais est-ce que cette institution extrêmement importante, est-ce que soriwul sa vocation originelle qui est tout simplement d'abriter, de regrouper, de polariser toutes ces intelligences, mais toutes ces franges, toutes ces forces vives de notre nation, pour que kenn ku ci nekk man di yëkkati mbébétam ci fu am solo foofu. Kon loolu les jeunes, c'est tout simplement demander justice. Loolu rek la ñuy laaj justice mooy que ne kat dinañ am kaddu te incha allah li ma gis ak li ñu jot a gis xam nañu ne mbir mi dinañ ci jot ci ni mu gën a rafete exercer ko na mu gën a rafete incha allah. am na nag lu xew ci sunu réew li xew ci sunu réew mooy dafa am benn loi boo xamante ni dañu ko indi changer sunu nañu daan voter muy parrainage. waxuma ne élection ñëpp mën nañoo bokk déedéet xam nañ ne jongante boo gis dañuy def ay critères waaye réew dañ koy waxtaane te loi bi ñu koy def waxtaane wuñ ko procédure d'urgence lañ ko def daal di koy salfaañe li nga xamante ni moom mooy principe yi gën a élémentaire mooy que sénégalais bu nekk war nga mën a jóg dagaan sa baatu askan ci sa teeyu bakkan. Parrainage boobu nag wut ko lu jafe la loolu moo tax yéen sénégalais yi ak sénégalaises yi suma yaay yi suma papa yi suma rakk yi suma mag yi suma bàjjen yi nga xamante ni yëpp jamono bu ne yéen a ngi may témoigner seen affection seen mbëggeel seen cofeel ak surtout seen ñaan te mosu leen a gis suma jëmm dama leen di delloowaat mbir mi ne leen bëgg ngeen ko waaye man bëgg naa ko waaye ngir ngeen wan ne ma bëgg ngeen ma yóbbu foofu ngir baykat yi ma mën leen a waxal seen soxla sàmmkat yi ma mën leen a ndaw yi nga xamante ni jamono
amenés à rencontrer le peuple dans son entièreté ñoo ngi jël gaal yi ne leen loolu warul woon a mën a ne te mënatul nekk dootuñu ko nangu ndaw yi Sénégal ëppale nañu leen ni ñu amee solo ak réew mi ni mu amee solo ak ndaw Sénégal ni mu yàggee am solo